mbokk yi asalaamaaleykum seen émission seen jotaay tey nag ñu ngi koy seq ak Abou Diallo mi nga xam ne nag maanaam moom moo jiite Front citoyen pour la libération de l'otage noonu lañ ko tuddee moom maanaam Khalifa Sall Abou maa ngi lay nuyu. Seydina Mohamed ñu ngi lay delloo nuyoo di la ziar. fi ñuy dooree laaj yi nag mooy gis nañ ngeen taxawal seen kuréel gi nga xam ne ab front citoyen la ngir nag jàppale ak xeex ngir Khalifa Sall génn nag ci biir kaso bi. ngeen di def ay pétition di wër ay kilifa di signé comme nit ñi di signé est-ce que mën nañu xam liggéey bu fan la toll. waaw Ahmed ñu wax alhamdulilahi rabbil alamin dellawaat cant askan woowu tamit nga wax aussi sant aussi kilifa yi nga xam ni bi ñu sababee yéene bi am ci initiative bi dañ ci waxtaan ak ñoom ku mel ni man kuréel gi ma bokk te Abdourahmane Sow jiite ko mu jox ñu ci ndigal ba pare encadré ñu ba pare di ñu suivre nekk ci yeneen plateforme donc ci loolu ba ñu dajalee ñëpp dajale société civile bi dajale organisation politique yi nga xam ne adhéré nañu ci dañu defar suñu mémorandum comme ni nga ko waxee ci mémorandum bi ñu tënk ci kan mooy Khalifa Ababacar Sall kan mooy maire de Dakar li ko dal lan la procédure yi li ñu salfaañe ci àqam ak yelleefam ñu boole loolu yëpp tënk boole jaar-jaaram boole lépp ne leen nii la ñu awalee yoon te jaarul yoon moom nii la mel lii ak lii xew-xew bi lii la dem remettre ko population bi ñu lire ko signer pétition bi mais li ñu jaaxal ci pétition bi mooy ba fi may wax ak yow ni pétition bi dafa am benn engouement populaire bu ñu ëpp doole parce que moment bi may wax ak yow ni pétition baa ngi continuer ba tey ndax fii ma toog waa Paris tey démb lañ yegg si xamuñu sama kër fii laa leen jox rendez-vous yaa Ami Diop war ma ko indil Italie aussi ñu ngi war a ñëw suba donc fi may wax ak yow nii ni pétition bee ngi wër àdduna li tax ñu wër pétition bi dem seeti askan wi mooy dañoo gis ni kat am na loo xam ne xew na ci mbirum Khalifa Ababacar Sall ñu jàpp ni dafa nekk ci otage politique ndax bu ñu xoolee ci wàllu yoon am na niñ ko jaarale jaarul yoon ñu jàpp ni ci wàllu politique aussi niñ ko def aussi dafa mel ni dañ koo def otage politique ndax ambition am ak vision am ak taxawaayam donc loolu la ñu jël ñun ñi nga xam ne ni société civile lañu ay organisation droits humains lañu citoyenneté active la ñuy def moo tax ñu jël pétition bi yóbbul ko askan wi nag li seddal suñu xol mooy dañu ci wuyu si ba mu ëpp parce que fi may wax ak yow xayma ko sax yombul parce que saa yoo xaymaa ba ne da ngay taxaw rek. maanaam signature yi. ñaata à peu près parce que à peu près bi ñuy njëkk a def point dañu ne vers week-end bële passé jeudi ñu def point yem 180 000 yoo xam ne Dakar rek la Dakar kase ci diggante boobu si le président Idrissa Seck signé bi mu signé moom dafa signé ba pare ne na ngeen dem Thiès joxe naa ordre foofu ne képp ku bokk ci man wala nga takk ci man wala sama allié wala koo xam ne sama sympathisant nga nañu xaatim pétition bi balaa ñuy dem ñoom ñoo ne ñu envoyé leen ñu ko électronique ñu envoyé leen ko mais bi ñu demee Thiès vendredi dañoo fekk moom rupture de stock ñu dem fekk fa presque 25 000 signatures donc ba bi ñuy génn dañ leen bàyyi laatal copie pour ñu copier ko donc bi ñu yeggee foofu 200 000 yegg na foofu bi ñu wootee bërki démb mardi ne dañuy def restitution pour wax ak askan wi fi ñu ci toll nit ñi ca la ñu daw ñëw fekk si ñu foofu indi ñu lu mat 50 000 signatures donc moo doon responsable yeeg ña nga xam ne dañoo jotoon yëf yi ci àll bi. li ngeen mujjee compter daal man na 250 daal dépassé na ko ñu ngi ci presque 350 000 signatures presque di xaar nag ba su diaspora bi ñu ma war a indil ak li jóge Italie ak li nga xam ne mu ngi war a jóge New York donc moo tax xayma ko moment bi ñu toll yoon comme jeexagul compétition bee ngi continuer di dem. donc dañuy bàyyi noonu rek wax ñi moment bi dafa nekkoon moment bu ñu doon waxtaanee ak askan bi pour wax leen fi ñu toll ndax ñi signé pétition bi dañu jàpp ni libération Khalifa Ababacar Sall actuellement demande sociale exigence citoyenne la mooy loo xam ne askan wi ak peuple bi nga xam ne ñooy joxe sañ-sañ ñoom ñoo am seen sañ-sañ tey ñoom ñoo jàpp ni Khalifa Ababacar Sall waratul def waxtu ci kaso bi ñoo jàpp ni Khalifa Ababacar Sall lii ñu ko teg ci tooñ ak tuuma jot nañu libéré ko delloo ko famem jot nañu libéré ko sololaat ko mbubbu kiiraayam jot nañu libéré ko sagal ko jot nañu libéré ko honoré ndax ngor gi mu wane ak jub gi mu wane ak muñ gu taaru. d'accord leneen loo xam ne tam jar naa leeral tam ñu fas yéene la koo laaj rek yéen ay socialiste ngeen wala da ngeen bokk ci mouvement khalifiste wala comme ni nga ko wala. Ahmed li doy waar ci loolu mooy xam nga ñun xamuñu Khalifa Ababacar Sall mosuñu bokk parti socialiste mosuñu fréquenter aussi mouvement khalifiste yi waaye ñun COS M23 bi Abdourahmane Sow di jiite dafa dekk ci suñu aada fépp foo xam ne rek dañuy tooñ doomu aadama. fépp foo xam ne justice dafa dugg te jaarul yoon fépp foo xam ne noot nañ fa doomu aadama fépp foo xam ne citoyenneté war nañ ko faa former dañuy jóg taxaw looloo tax bi lii amee bi ñu yeewoo gis taxawaay bi mu am ba pare ñoom ñu confirmer ko ñu wane ni jàpp Khalifa Ababacar Sall moo leen yombalal ñu jàll premier tour am na kilifa gu mag gu ko wax premier vice président assemblée nationale la wax ko ci meeting Moustapha Cissé Lo wax ko ci meeting daal ne yombalal nañ ñu tëjug Macky Sall ak génnu Karim Wade yombalal nañ ñu suñu jàll premier waaw daf ne tëj bi ñu tëj Khalifa Sall nekkam ci kaso bi
donc ak génn bi mu génne Karim Wade yombalal na victoire su seen majorité donc ñu weesu si loolu continuer waat gis bi affaire bi di dérouler ba ci kanam ñu gisaat ay taxawaay yu ñu xaw a jaaxal ñu gis ni ne am na benn juge bu tudd Maguette Diop donc amoon loo xam ne ba mu nekkee fële daf ko bañoon muy le règlement 5 de l'UEMOA nga xam ne ku nekk bu ñu la tuumaalee sa avocat ngay bénéficier présomption d'innocence sa avocat war na mën a ñëw teew dañ ko xañoon Khalifa Ababacar Sall donc ñu ñëwaat acceptel ko benn waykat bu nekk fii Sénégal Thione Seck donc bi ñu ko accepté juge boobu ma nga woon ca wetu Lamone nekk assesseur ñu gis loolu aussi mu nekk ay droits yu ñu salfaañi gisaat article la CEDEAO santaane nga xam ne CEDEAO moo yiir réew Afrique yi nga xam ne ñoo bokk boole seen i sañ-sañ ne ñun kat kuréel gii moo ñuy àtte ñu gisaat leneen li ci topp mooy ñu dem ba ca kanam ñu ne ñu woon Khalifa Ababacar Sall mënul doon candidat ndax rabat d'arrêt bi donc rabat d'arrêt ñoom ñu ne mën na nekk candidat parce que procédure bi jeexagul donc ba léegi mandat de dépôt rek la amoon donc ci loolu conseil constitutionnel ne leen mënul nekk candidat ndax procès bi tëj na waaye bi ñu passé ba ca kanam dañu gis le président du conseil supérieur magistrature bi muy président Macky Sall mooy kii yilif ñëpp taxaw ne procès bi jeexagul donc ñu gis ñetti tooñ yu ñu teg Khalifa Ababacar Sall bu weesoo tooñ gi nga xam ne dañ ko tooñ ci intégrité physique am intégrité morale am ak njabootam donc bu ñu boolee loolu yëpp moo tax ñu jël kuréel googu ñun ñu tudd COS M23 ni ñu ko defalee woon Karim Wade ba ñu salfaañee àqam ak yelleefam ni ñu ko defalee woon Aïda Mbodj bi ñu nangoo groupe parlementaire am te teguñu ko ci yoon ñu ne Khalifa Ababacar Sall donc kii citoyen sénégalais la ñun ay concitoyen sénégalais lañu donc si la ñu jóg taxawal kuréel gi dem seeti ji ku mel ni waa société civile bi yëpp dem waxtaan ak ñoom bi ñu waxtaanee ak ñoom ñu adhéré si tey di nga ma permettre à ce que bi ñuy sos yëf yi am na ku tudd Guy Marius Sagna dafa ñëwoon toog ci table bi daal di ne lii ñu def Khalifa Ababacar Sall buñ ci jógul xeex ñun ñëpp sursis lañ nekk mel ni dafa yégoon ni otage bi bu ñu bàyyee mu prolongé wu te askan bi jóguñu ñu ngi sursis tey yàlla dogal na tey lam doon wax tey am na parce que moom it aussi otage citoyen la ñu ngi ko teg foofu te ñu ngi ñaan di ñaanaale yàlla na yàlla génnee ko ci situation boobu mu nekk doon xeexal askan bi ñu seetee jee loolu seeti ji Alioune Tine muy kilifa gu baax mu ne ñu man de bokk naa ci front bi ñu jóge fa dem seeti ji am Seydi Gassama bu société civile Seydi Gassama daf nañu Khalifa Ababacar Sall mooy premier maire bu taxaw def déclaration de patrimoine defar jury d'honneur ba pare daal di woo ñi nga xam ne xalaat na ci église bi Abbé Jacques Seck ñi nga xam ne xalaat na ne ci mës nañ jiite administration mu woo leen Amadou Makhtar Mbow ñu ne woon ci assise nationale ne leen damay def jury d'honneur santuñu ma ko mais damay def déclaration patrimoine pour wax nit ñi ville bu mel ni Ndakaaru boo koy jël ak la mu dayoo ak na mu toll war ngaa wax nit ñi la nga am pour que askan bi mën a xam ne doo jaawale sa poos ak poosu askan bi donc loolu ba mu ko defee ba pare Seydi Gassama ñu wax ba pare ci waxu kaddu Seydi Gassama mu ne ñu ku taxaw ne leen yóbbu leen ma CREI pare naa pour xool ñu bañ ku taxaw ne leen déclassifier leen rapport bi ni leen ko yoon maye te mayoon leen ko yow mi nga xam ne yaay njiitu réew mi nga defoon ko ci bosu Idrissa Seck donc bii Khalifa moo ko sàkk homme d'état la du déclassifier ay rapport déclassifier askan bi yëpp gis ko donc Seydi Gassama moo ñu wax loolu waxat ñu ni ARMP Khalifa Ababacar Sall rek la wax ni yaay meilleur élève du Sénégal ci marché public ma yaakaaroon ni tey sax waa Forum Civil ñoo waroon porter combat bi parce que kenn koo xam ne 52 milliards ngay yore par budget ARMP ne la passation de marché public yow yaa ci raw yaa ci meilleur élève du Sénégal donc pendant ce temps ñu gis lii ñu teg ko donc Seydi Gassama signé pétition bi ne am na ci taxaw na suñu wet ñu dem Forum social mondial bu Mignane Diouf ñoom ñu ne yemuñu woon sax ci signé pétition bi dañu organiser woon sax même collectif citoyen pour def uti ji caution mooy caution citoyenne pour wane ni ñoom ñooy cautionné Khalifa Ababacar Sall bi loolu weesoo ñu dem seeti Assane Dioma Ndiaye mu ne ñu lii ñuy def ànd na ci bokk na ci dem seeti ji waat encore le cardinal mi nga xam ne tey ñu koy ñaanal di ñaan yàlla guddal fanam mu wax ñu wax ju rafet wax ju daw yaram ne ñu Khalifa Ababacar Sall ci njabootu église bi la bokk parce que moom sax bokk na ci ñi nga xam ne ba ñu téye Khalifa dafa dégg téye nañu Khalifa rek ci caisse d'avance mu bind lettre jox ordre église bi ne bu laajee témoignage de ñun war nañoo mën a ñëw taxaw wan ni Khalifa Ababacar Sall taxawaay bi mu amoon mu ne ñu yéen ñiy dox lii de la ñu santaane Yeesu Christa bu nit nekkee ci tolof wala ñu tooñ ko ngeen di ko dox ñun adhéré nañ ci te bénir nañu leen médiateur noonu la ko defee recevoir ñu këram wan ñu Aline Badara Cissé ñu koy gërëm di ko sant wan nañu ni doxalin bu sell bi de ak taxawaay pacifique ni bi ngeen koy defee ak ni ngeen di wëree di dem ànd nañu ci te danañ dem wax ak président de la République ne ko yoon a ngi nii boo xam ne war na cee mën a jaar pour mën a dindi Khalifa Ababacar Sall génnee ko par la grande porte. Ousmane Sonko. donc Ousmane Sonko bi ñu demee le président Ousmane Sonko li ñu gën a kontaan ci Ousmane Sonko daf nañu Khalifa Ababacar Sall daf ko woo moom ak Idrissa Seck
bi ñuy waaj a dem élection présidentielle mu ne yàlla dogal na man maa ngi fii ci kaso bi lii la yàlla dogal nangu naa dogal bi dinaa ko muñ mais yéen yàlla mën na am kenn ci yéen yàlla jox ko réew mi mais dama leen di ñaan ku ci jël réew mi mu yow Ousmane Sonko wala Idrissa na nga jéggale na nga jëllale te xam ne kii tegee lii xamul li muy def waaye ñun nañ ko gëm hauteur ëpp ko dépassement Ousmane nañu moom de loolu Khalifa mën na ko ndax générosité am ndax da koo yéem ba pare signé jël pétition bi teg ko permanence am moom Ousmane Sonko ne njabootam yëpp nañu signé donc boo demee permanence am nit ñi dañuy woote waat di ñu wax indi leen yeneen fiche ñu remplacé ko bu weesoo loolu Hadjibou Soumaré premier ministre daf nañu mën na waat ci kaamil ndax administration la nekkoon xam gi mu xam Khalifa Ababacar Sall donc xam na ne Khalifa Ababacar Sall dërëm parce que lenn la ñu mën a nawee Khalifa Aba mooy gestion publique fu mu ko mës a yore dana ko def ci anam bu sell dana ko def ci anam bu rafet kenn mënu ko cee jëm mu ne kitaabu na ni lii muy signé di ko xaatim mënoon na ci tegaale ci wetam di waat ni Khalifa Ababacar Sall defu ko bu loolu weesoo les partis non alliés ñoom aligné yëpp ñëw plateforme des femmes leaders Amsatou Sow Sidibé ak Nafissatou Wade Aïda Mbodj ak kii Alentine dajaloo fekk si ñu ne ñu ñun de jigéen lañu am na soxna soo xam ne mu ngi tudd soxna Gayel Sall ñu gis presque 880 jours 800 presque 70 jours mu ngi toog di muñ gu taaru ñu gis soxna su tudd Awa Niang boo xam ne ni moo jur Khalifa Ababacar Sall yar ko ci njub yar ko ci baax yar ko ci taranga soxna soosu toog ñaari at presque di laaj doomam ñoom dañuy ñëw taxaw ci wetu front bi ànd ak ñun ci pétition bi donc bu loolu weesoo am na sax ñoo xam ne xamuñu leen diaspora Paris bi léegi nii yaa ngi gis waa Paris yegg si nañu léegi soxna yaa Ami Diop yore ay fiche ne ma daf koy indi nii moo nekk nii yegg si taxaw jël ko mu ngi nii mooy femme be di dem mooy yaa Ami Diop moo fa teewal diaspora bi yëpp xamul sama kër donc tey la ñëw pour indil ma pétition Paris bi Italie noonu lañ ko organisé noonu la ko France organisé donc fii ci Sénégal candidat bu mel ni Madické Niang dañ ko fekk mu feebar waaye dana Khalifa Ababacar Sall di damay jóg toog signé loo njabootam donc candidat bu mel ni Issa Sall pur dafa signé pétition bi ba pare teg ko ci université am jox ko njabootam donc donc lii mu nekk loo xam ne ni li ma doon wax sànq weddi gis bokk ci waa Paris démb la yegg si avion bi daal di ne ma xamuma sa kër waaye comme da ngay enregistré seen jotaay mu ne dinaa ñëw indi pétition waa Paris benn partie la ci pétition bi ndax ñoom war nañu woote waat le 10 ndax pétition bi day continuer ne ma dinañ indi seen pétition tey mu ngi ni nekk ñaata pétition plus de 1200 pétitions que Paris kase donc moo nekk nii tey donc loolu bokk na sànq li ma doon waxte moom yegg seegul donc nii la pétition bi tëree lu gën a rafet ci pétition bi démbar kilifa gu tudd Babacar Touré yoroon Sénéra moomoon groupe Sud Communication moo nañu fekk leen ma fu ngeen jël leen moyen bu ngeen am ngeen fekk si ma parce que dama bëgg xaatim pétition bi ndax Khalifa Ababacar Sall nekk na koo xam ne ci Sénégal ñun ñëpp a ko naw avocat Khalifa Ababacar Sall yi ku mel ni maître Demba Ciré Bathily daf nañu Khalifa Ababacar Sall ñun avocats yi ñoo porté son combat parce que dafa nekkoon nit koo xam ne ni daf ñu joxoon honneur fépp donc avocat yooyu tey maître Ousseynou Fall Borso Pouy Ndeye Fatou Touré ñëpp ñu fekk si combat bi signé pétition bi ba pare kontaan ci taxawaay bi am na koo xam ne dañ ko defal mention spéciale muy maître Moussa Sarr nga xam ne mu ngi bokkoon ci beneen parti bi nekkoon avocat inspecteur yi daf ne ñaari weer yi mu bokk ak Khalifa Ababacar Sall ci procès bi dafa gis si jëmmu Khalifa Ababacar Sall yar goo xam ne ak élégance boo xam ne ak mat ak homme d'état mu fréquenté ko miin ko si la ne ma pétition bi de man de dinaa ko signer en tant que citoyen te xam ne Khalifa Ababacar Sall bokk na ci ñi garantir sécurité publique bokk na ci ñi garantir paix sociale parce que benn kaddu bu ko waxoon rek mën na yëngal réew mi lenn ci li mu xam bu ko waxoon mën na yëngal réew mais nee na tey la Khalifa Ababacar Sall gën a dal tey la Khalifa Ababacar Sall gën a muñ amet loolu dafa nekk loo xam ne bëgg naa ko wax fii parce que ku tudd Khalifa Ababacar Sall dafa am taxawaay bu mu wane ci yëf yi mooy ñun ñii dem di ko seeti ci kaso bi suñu yeggee au lieu ñoom ñu jaaxle moom Khalifa Ababacar Sall moo leen di dalal di leen defal ànd ak lucidité ànd ak une foi très forte ànd ak une très belle endurance ak beneen élégance donc moom Khalifa Ababacar Sall ci boppam boo yeggsee lan la lay wax maa ngi lay ñaanal yàlla jàppale la sàmm la te lii ngeen yenu yàlla oyofal leen ko waaye man Khalifa Ababacar Sall même bu dee 10 ans nangu naa taxaw pour muñ ko parce que fii ma taxaw ci kaw njub laa toog ndax man su ma neexoon du ma dugg fii ndax Thierno Alassane Sall bi muy signé signature bi nettali nañu ne lu mu fekkee Khalifa Ababacar Sall ci njubam ci baaxam ci élégance républicaine na mu ko doon defee ak président Abdoulaye Wade ba mu nekkee maire da daan dem seeti Abdoulaye Wade ci ngoreem ak ci démocrate am ne ko lii laa bëggal Dakar président ànd ceeg moom dem na seeti président wan ne ko ni capitale bi yaa doon président ma doon maire yàlla dogal ñun ñu bokkoon benn coalition boo xam ne deuxième tour yi ñun jàpp nañu li Khalifa Ababacar Sall joué pour Macky Sall toog donc loolu dafa rafet moom Thierno Sall nettali ñu
ne ñu même Macky Sall mii moom président de la République jamono jooju seeti na Khalifa Ababacar Sall ne ko sama njaboot de dañu tumuranke mu boole ci njabootam yooyu yëpp téyel ko ci ville de Dakar ku mel ni tey Moustapha Diakhaté mii di wax ju ñaaw jooju ñu dégg mu naan du xaatim pétition bi bokk na ci ñi nga xam ne ni ndénkaane Khalifa Macky Sall la woon ca wetu Khalifa Ababacar Sall mu téye leen ndax Macky Sall yor leen Benoît Samb Abdoul Mbow nga xam ne buñu daan ànd di dox Abdoul Mbow da nga koy gis sax gis-gisam dafa jafe woon pour mu def ay activisme waaye Khalifa dimbali na ko ba mu amaat gis-gis bu leer nañ pour wax la ni Khalifa bu dem ba ne président capital bi laa yore ñëwal ñu waxtaan bu ñu demee élection nga bokkaale ci ndax xam naa ne waa Dakar jox nañ ma seen baat waa Dakar wóolu nañ ma donc bu ma demee damay am ndam waaye bëgg naa ndam li rafet kaay bokk ci yow mi président de la République président bañ ne ko capital bi mënul demee noonu ba mu demee ber listam Khalifa Ababacar Sall Dakar waaye renouvelaatal ko seen contrat bi loolu weesu président ba mu ko seetsee da ko jëlal njabootam googu ma la wax yépp teg leen ci wetam ak leneen loo xam ne du neex Khalifa Ababacar Sall parce que lenn rek la Khalifa Ababacar Sall bañ ku uñi sutura doomu aadama lenn rek la wax parce que combat bi ñu ko yëkkatee da ne combat bi de du sama initiative jëluma ko sama parti jëlu ko sama njaboot jëlu ko mais dinaa leen ñaanal yéen yu oyof ndax lu rafet la waaye dama leen di ñaan benn kaddu bu ñaaw wala benn kaddu goo xam ne dafay dindi war ma wala day saggi sag bu leen ko yëkkati parce que man Khalifa Ababacar Sall lépp lu ma doon def dama ko doon def fi sabilillah def ko en tant que républicain def ko en tant que maire donc loolu bokk na ci li ñoom Thierno Sall moom moo ñu wax ni ñoom biir APR ci seen biir waxoon nañu ni président lii muy jël de tooñ la jëmale ko ci Khalifa waaye boobu dégluwuñ leen woon boobu dañoo continuer seetaan Thierno ba mu signé signature bi ci boppam moom Thierno Sall loolu la ñu wax taxawaay boobu ne ñu pare na pour fépp foo xam ne dañ fay xeexal Khalifa Ababacar Sall pour mu taxaw ndax dignité Khalifa Ababacar Sall donc Mamadou Lamine Diallo Abdoul Mbaye def nañu lii ngeen def nii doyul man petit kii bi ngeen bind seen mémorandum dama bëgg ngeen yokk ci nañu delloowaat urgence les droits civils et politiques bu Khalifa Ababacar Sall donc ñoom moom bi mu signé ba pare loolu la yokk ci suñu mémorandum bi di leen gërëm ñoom ñooñu nga xam ne ñoom ñëpp ñoo signé pétition bi muy képp candidat parce que tey histoire Ahmed dafa am lu histoire joxe xam nga Khalifa jugé nañ ko ci tribunal bi nga xam ne ni tey ñëpp jàpp nañu ni justice est rendue pour le peuple mais cette fois-ci ci kaaw Khalifa Ababacar Sall justice dafa rendre décision ba pare peuple bi bañ presque 500 à 400 personnes signé pétition ne d'accord ñu si li ñu rendre donc moo tax ñu jël seen souveraineté ak seen sañ-sañ daal di ne libération Khalifa Ababacar Sall demande sociale la soxlawul ñu ciy bind demande soxlawul ñu ciy sàkku bataaxal parce que ñun yaakaaroon nañu sax bu ñu sàkkoo bataaxal wala leneen waaye demande sociale ak exigence citoyenne te ki ñu koy sàkkul ñaanul njabootam ñaanul partem ñaanul moo tax ñoom ñu ànd ci ak ñun tey tribunal boobu dafa am beneen tribunal bu nekk ci wetam mooy tribunal de l'opinion Ahmed tribunal de l'opinion moo jugé Khalifa Ababacar Sall fu mu romb nekk ci kaso bi ñu koy tàcc tribunal de l'opinion moom moo jël ku tudd Aliou Sall tëj ko te mu ngi ci biti. d'accord xaaral nañ dem publicité dellu si waat. macha allah Abdou de mi ngi fex bu baax. comme ni ma ko digalee woon rek ma tàmbalee di jëfandikoo Aquatabs ba léegi ngir sellal samay ndox Abdou dafa tàkk ak li ko jàngoro yi biir buy daw. jaaraama Aquatabs jar naa di boole léegi si dund kër gi. ak Aquatabs sellal sa ndox aar sa njaboot. À Kédougou, on adore être surpris. À Thiès, on se passionne pour le grand cinéma. À Saint-Louis, on aime les belles histoires d'amour. Et dans le Sine Saloum, l'humour est partout. Avec tout le monde. En Casamance, rien n'est plus intense qu'un soir de grand match. À Dakar, les plus petits s'amusent avec leurs dessins animés. Et les plus grands, leurs séries préférées. Le meilleur de la télévision, partout au Sénégal, en haute définition, à partir de 5 000 francs par mois seulement.
énergie. Produit par l'industrie des boissons du Sénégal. EMA, École des métiers de l'automobile, une école 100% sénégalaise qui assure des formations qualifiantes et certifiantes dans les domaines de l'automobile. L'innovation qu'apporte EMA dans l'enseignement, c'est qu'elle offre à ses apprenants une formation sur mesure alliant théorie et pratique. Les cours théoriques sont dispensés dans les salles de classe et les amphithéâtres avec des professeurs hautement qualifiés et des cours pratiques dispensés dans le garage complet DMG Universal Auto en situation réelle. Les étudiants ont accès au garage mécanique, à l'inspection technique, au département tôlerie, peinture et au service express. Tous les départements de ce garage sont dotés d'outils technologiques de dernière génération. EMA propose différents types de formations, formation en mécanique, en carrosserie, en peinture et en gestion d'atelier pour aboutir enfin à notre package FFI, former, financer et installation de garage. Nous formons, nous finançons et nous assistons. EMA, École des métiers de l'automobile. Inscription et information au 33 869 04 17. Info @ema.sn. Avenue Fad Ben Abdulaziz, angle autoroute. ñu daal di nag dellu soir rek ci wàllum pétrole bi gaz bi nag xam naa ne yéen moom doole am na ñoo xam ne sawaruñu cay dellu si mais dafa mel ni convaincre leen nit ñi ba tey. waaw loolu de moom booy laaj booy. ñu dellu si waat nag mbokk yi ginnaaw publicité ba nag ak Abou Diallo mi nga xam ne kon moo jiite front bi ngir nag ñu libéré kon Khalifa Ababacar Sall ñu des kon ci maanaam pétition yi ba tey am na ay kilifa yoo xam ne signé nañu mais am na ñenn ñoo xamante ne ni dañu ragal a signé wala d'accorduñ ci texte bi le contenu. xam nga comme bi ñu nekkoon démb mi évaluation. moo tax bi ñu paree ak ni ñu nit ñi daw fekk see Alioune Tine yegg si ñëw fa ànd ak ñoom président Ndeye Guèye Cissé si délégation Abdoulaye Wade Maymouna Bousso Clédor Sène donc moo tax mënuñu woon sax defar liste pour indi ko parce que di gërëmaale aussi le président Bougane Gueye bu gëm sa bopp parce que moom it daf ñu woolu ba bureau ak këram signé pétition bi jox ordre ne képp ku bokk gëm sa bopp nga signé pétition bi parce que moom jàpp na ni jegewul woon Khalifa xamul woon Khalifa mais bokk na ci Sénégal ak peuple bi d'accord ne li ñu def Khalifa Ababacar Sall jaarul yoon donc pétition bi donc noonu la wëree continuer di dem donc li ñu doon wax ci pétition mooy pétition bi dafa mujj nekk tribunal populaire donc boo xam ne dafa mujj dem tey di juger parce que gis nga Cour suprême récemment jël na décision daal di ne rejeter rabat d'arrêt bi mais dafa am beneen tribunal bu nekk ci wetam bu tudd le tribunal de l'opinion te tribunal boobu moo ëpp doole tribunal yëpp parce que tribunal boobu tey moom moo jël parce que dafa am ku tudd Khalifa Ababacar Sall ñu jiiñ ko 1 milliard la ñu ko jiiñ waaye tribunal jugé ko ba pare juge yi mais tribunal de l'opinion ak tribunal populaire def des milliers de pétitions bay waaj a jëm 500 000 pétitions daal di ne kii de da ngeen koo tooñ waaye kii de sagal nañu ci muñ gu taaru gi kii de sagal nañu ci li mu toog ne du signer protocole du signer benn xaatim pour loo xam ne da koy négocier parce que bu ko neexoon du fi dugg su ko neexoon aussi bu mu génn tey waaye ñaar yooyu yëpp ñu bëgg def du ci def benn ki ko fi dugal ni mu ko fi dugalee na mu defee fast track dugal ko fi pour xañ ko ay àqam yelle baare yoonam tey mën na am mécanisme yu ne ci wetam te constitution may ko bu ko bëggee def na ko def comme ni mu ko defalee woon benn délinquant boo xam ni tey santé publique la nekkoon en danger muy Mamadou Wuri Diallo nga xam ne pharmacien yi ku ne xam na li garab di mel ci àdduna donc kooku la ñu bàyyi ci droit am boobu askan wi jox ko kon tey buñ ko laajee li soxlawul ñu koy bind soxlawul ñu koy xaatim donc moo tax ñu fekk si Khalifa Ababacar si loolu mais tribunal de l'opinion boobu dafa am ku mu jugé comme ni mu teralee Khalifa Ababacar Sall honoré ko daal di koy wan ni yow taxawal fii ñun dinañ ànd ak yow ba delloowaat la sa kiiraay ba delloowaat la say droit civil politique tribunal de l'opinion boobu moom moo jël ku tudd Aliou Sall daal di koy jugé moom ba pare tëj ko ci mbedd bi ne ko foo jaar kenn du la may foo aw foo jaar ñu ne ko jox ñu suñu 400 000 fu mu jaar ñu ne ko fii du fii donc kooku le tribunal taxaw woote nga xam ne mënatul dugg ci stade mënatul dugg fenn tey géejawaay boobu nga dëkk nga xam ne yow mii toog tey man askan bi may dem di seeti keroog bi may signé pétition bi di la gërëm aussi parce que bi nga signé pétition bi fële ca conférence Iran Ndaw bi nga xam ne Iran Ndaw aussi bokk na ci sénégalais yi porté combat bi te xamul Khalifa Ababacar Sall pour wane rek li tribunal de l'opinion rendre sa justice pour wane blanchir Khalifa donc ba ñu demee am na xale yoo xam ne dañu ñëw nañu Ahmed Aïdara de nee nañu fu ñu gis këyit wi nañ ko xaatim dëkk boobu ñu jàpp ne ni yow mi fa nekk te nga xam ne yoroo ndombo tànk yoroo dara yow mi nga xam ne amoo moyen état amoo moyen lenn yow légitimité bi nga fa am tey ki tudd Aliou Sall amoo ko fa parce que tribunal de l'opinion daf ko daan ne ko yow de jàpp nañu ni da ñu ameel xaalis da ñu ameel 6 000 milliards
tribunal de l'opinion boobu tey mayul Aliou Sall fu mu aw tribunal de l'opinion boobu moom moo bëgg dem déjjati Khalifa Ababacar Sall tey ci biir kaso bi génnee ko ci mbedd bi ba pare dox ak moom ne ko dañu soxla sa reetaan googu sa reetaan gu taaru googu dañu soxla sa yar googu dañu soxla sa caractère homme d'état boobu dañu soxla sa élégance boobu tey même tribunal boobu ñoo taxaw téye seen i xeer téye seen i pancarte téye seen i buum daan ne nañ leen delloo seen 400000 tey bi may ñëw fi am na ñu ne ma suñu sañoon sax mu rendre 400000 yi parce que tabaski bi métti na métti boo xam ni tey yaakaar naa ne bi may dugg fii gis am ku la song dar la ne la Ahmed amaguma xaru tabaski ngay ut solution boo ko jox ak liste sama yaram dafa daw tey bi ma ñëwee ñi taxaw sama wet loolu lañ ma wax dañ ne ma ñoom comme jugé nañu ñoom ñooy peuple bi ñooy joxe seen justice parce que magam Macky Sall président Macky Sall bi ñu koy jiiñ di sikki sàkk blanchissement d'argent tey peuple bii tey taxaw jugé Khalifa Sall ne dafa blanchir ko ne Khalifa Sall homme d'état la nañ ko génnee ci kaso bi delloowaat ko ay kiiraayam peuple boobu tey ñoo gunge Macky Sall dafa taxaw ne dafa am lu ma dal de yéen peuple bi kay jàppale la peuple boobu ñoo génn gunge ko tey ba police centrale même peuple souverain boobu tey ñoo retourné waat ne rakkam moom Aliou Sall ne ko yow jugé nañu la yow xeeb nañu la sax ci fi ñu teg Khalifa Ababacar Sall mais dañoo bëgg adduna yëpp jugé la tënk la ndax alalu adduna yëpp nga téye. foo tourné ñu yuuxoo de. foo tourné yuuxoo yi donc même tribunal de l'opinion moo tax Khalifa Ababacar Sall dafa am ndam lu rëy mooy tey ci tëj gi ñu ko tëj nga tëj nit pour la première fois de l'histoire nga tëj nit candidat yi ne woon Sénégal yëpp présidentiable yi àndoon ak moom yëpp. ñëw xaatim pétition ba pare xaatim loo seen njaboot pétition. d'accord kilifa adduna yëpp ak kilifa diine yëpp ñëw ànd ci ña nga xam ne nag wax nga ko sànq ci sa wax ne mënuñu signer pétition parce que dañu ragaloon moowu otage bi mais ñooñu aussi dañ leen di delloo ngërëm ak cant parce que wan nañ ñu ni bëgg nañ ko waaye dañu ragal ni réew mi di doxee nii ak ni nga xam ne noonu la suñu buur aajowoo di def moom président Macky Sall moo tax dañuy ñeme buñ ko signé mën nañu retirer seen i agrément wala mu poursuivre leen. ci léegi Abou ñu ñëw ci wàllum grâce bi. xam nga ñi ngi naan waaw Khalifa Sall n'est pas demandeur musul bind lettre ne baal leen ma. ay avocat am sax wax nañ ko dégg nañ maître Ndiaye. yéen tamit ñu dégg ne da ngeen doon wax ne Khalifa ñi ngi sàkku ci président mu baal ko ba professeur Malick Ndiaye gedd parce que daal tolluwuñ ci diggante bu ñuy ñaanee. fan ngeen ci toll yéen. non xam nga d'accord ngeen Macky Sall baal ko wala yéen dañuy mën a xeex. non de xam nga mbirum Khalifa Ababacar Sall affaire dafa am tendance dafa renversé wu tendance dafa renversé au lieu ñu naan président mu baal ko. mais dañuy wax président na baalu Khalifa Ababacar Sall. ñu jàpp ni réparation bi mu mën a defal askan wi ci dossier Khalifa Ababacar Sall bi mooy mu libérer Khalifa Ababacar Sall. donc moom la ñu wax ni gis nga pouvoir boobu nga xam ni droit constitutionnel la ci moom donc nekk na loo xam ni bu dee justice rendre na loo xam ne askan wi ñoom jugé waat nañ ko tribunal de l'opinion jugé waat na ko ne baaxul donc jàpp nañu ni moom président de la république peuple bi am sañ-sañam am na droit interpeller ko ne ko plus de 400000 wala lu koy jege signé nañu benn pétition boo xam ne ni tey candidat yëpp 4 candidats yam 42% yëpp signé nañu pétition bi ak seen njaboot cardinal taxaw si wet gi ñaanal pétition bi donc tey maître médiateur de la république nekk sa wet dangu pétition bi te li gën a garaaw ci pétition bi mooy waa mouvance présidentielle ñoo ëpp ñi signé seen militants yi la xam seen militants yi ak seen responsable parce que man maa leen ko nangul benn moment dañ ma woo ne ma fi ñu toll ci posture ak fi ñu nekk parce que xam nga buur ñun dañ naan am ay président yoo xam te ni dañuy wax boo yeggee ci moom de ak a baax ak am yërmande mais bii dafa nekk boo xam ne gars yi dañ koy moytu donc ku koy moytu ak situation bi mu toll ñun dañ lay jàppale ci moytu boobu moo tax ñoom ñemewuñu sax ñu jël seen image ma wax xale yi fu ngeen dem di signer su bokkee ci watu Macky Sall bu leen ko jël image am parce que ëllëg ci mbaax gi mu doon wane ak li mu doon xeex injustice mën na ko lor donc moom la ñuy wax ci pouvoir boobu noonu parce que loolu Khalifa Ababacar Sall dañ ko ciy fekk si dañ koy fekk si ni taxawaay boobu mu am parce que moom ci wàllu boppam tudd Khalifa Ababacar Sall woo nañ ko guddi woo ko bëccëg ne ko bàyyi lii ñu jox la lii ne ko bul dem fii ñu def lii donc mu bañ daal di ne leen damay dem Dakar jox ko mandat ñu xeex ko ñaari yoon Dakar joxaat ko mandat am mu dem ñu toog ba muy Khalifa aussi jàppul woon ni dina dugg ci kaso parce que njub la xam nga bu toqalee rongañam ndax yaayam bu ko posé benn question ndax liñ lay jiin yow la yow mi nga xam ne yaay Khalifa Ababacar Sy Sall ñu tuddee la ko mu tuur rongañam xaalul woon lii ci mu jóge ci nguur gu jëm ci Macky Sall te ñun ñëpp xam ni complot la woon te complot bi na mu jaare ak na mu mujjee bëgguñu si di sori parce que am na ci diggante bi lu jot a xew ci Sénégal ak ñu si jot a génn àdduna loo xam ne suñu aada dafay wax ni su nit newatul fii wala bu fi newatul lépp lu ne ci ginnaawam nañ ko rafetal moo tax donc complot boobu tey ak ànd ak ki nga xam ne dañ ko bëggoon baare freiné ko tey ñoom ñoo ko tooñ teg ko foofu Khalifa Sall ne njabootam man de Khalifa Ababacar Sall pare naa pour toog parce que li ma fi génne ci sama loxo la nekkul ci loxo Macky Sall parce que li mu bëgg su ma ko defoon ma génn donc su ma renoncé woon sama candidature ci ville bi dinaa génn su ma accepté woon candidature am fekk ci parti bi nga xam ne ni mooy sama deret dinaa toog
su ma àndoon ak moom ci élection présidentielle yi tey mu jël choix am dem seeti ji opposition bi ànd seeg ñoom bu demoon choix am ci président dina génn bi ñu paree élection yi donc bu defoon loolu donc comme deful loolu dañ ko ciy fekk si wax ni Malick Ndiaye aussi dañ koy gërëm di ko sant parce que sénégalais yëpp dañu doon wax ni Malick Ndiaye dafa naqaree nekkal ci kuréel booy liggéeyandoo ak moom parce que opinion am ak gis-gisam parfois dafay naqaree gérer mais ñun dañ koy sant parce que pétition bi ci poosam la ko def dugal ko ci ay livre am su jàngalee ba pare tàllal ko étudiants yi su demee réunion front citoyen ba front résistance tàllal leen pétition moom dafa ne Malick Ndiaye ci sañ-sañam dane kenn du ñaan Macky Sall ñu nangul ko parce que wax na dëgg ñi bokk parti socialiste des valeurs dañ ne kenn du ñaan Macky Sall ñi bokk ci xalifis yi dañ ne kenn du ñaan xalifis yi nekk diaspora Paris dañ ne duñ ko ñaan Khalifa Sall ni mu ko defee la ñuy ànd ak moom moo tax ñun askan wi juge mais grâce bi aussi est-ce que nekkul risque ci Khalifa nag non xam nga parce que la jurisprudence Karim mi ngi fi tamit de grâce boo xam ne yow politiquement lan la mën a apporter non xam nga wala libération bi rek yéen mën ngeen xam nga ñun moo boobu sax ngay wax noonu xam nga Macky Sall créé wu ko moo boobu ngay wax constitution bi nga xam ni moom ci wàllu boppam la fi Macky donnee ci la fi Macky ñëw fekk fi Abdoulaye Wade yoroon ko si suñu constitution lañ ko xaati muy droit constitutionnel prérogative bu ñu jox président donc avenir politique au Sénégal xam nga ci loxo kan la nekk ci loxo askan wi askan woowu ñoo ne sa rakk du jàdd ci mbedd mi askan woowu ñoo interdire sa rakk mu dugg ci stade askan woowu ñoo génnoon dem assemblée daal di ne kenn du voté fii loi projet de ticket askan woowu ñoo génnaat aussi accepté la yow bi nga defee 8 ans ci Macky Sall askan woowu ñoo la accepté bi nga déclaré sa patrimoine 8 milliards ñuy sikk-sikk ak li nga yéex a déclaré sa patrimoine askan woowu tey ñoo la renouvelé waat li askan woowu ñoo taxaw ne la Khalifa Ababacar Sall dañ ko tooñ kenn du bind demande di la wax ni na nga ko bind Khalifa Ababacar Sall bu ñu lay bind demande dañ lay wax nga defal ko réparation dañ lay wax nga delloowaat ko ay sañ-sañam te li nga xam ne ni moom lañ la dénk ci suñu sañ-sañ nga jël ci droit génnee ko parce que ñi xaatim pétition bi ñoom dañ ne Khalifa Ababacar Sall libération immédiate et sans condition moo tax benn instant loolu ñuy wax naan grâce nañu bàyyi di wax nañu demander Macky parce que lii Khalifa ñaanu ci yërmande baaluwu ci parce que dañu ko tooñ par contre moom la ñuy wax président occasion ngi nii ci tabaski bi ni ko Alioune Tine waxee occasion ngi nii ci askan wi boo xëy na ci tabaski bi ndëwaneel bi ñu gën a yaakaar ni mën nañ la pardonner à moitié yow président ci li nga def mooy nga libéré Khalifa Ababacar Sall mu delluwaat ci wetu yaayam soxna Awa Niang libéré waale Khalifa Ababacar Sall mu delluwaat ci loxo njabootam ba pare li gën a garaaw ci loolu mooy ku tudd Mbaye Touré ku tudd Yaya Bodian ki tudd soxna madame Traoré xam nga c'est des fonctionnaires yoo xam ne ni defuñu daray politique ak Yatma Diaw xam nga dossier bi tëral na leen foofu te ay sénégalais lañu woon ak ay fonctionnaires yoo xam ni bëgg yóbbu Khalifa Ababacar Sall kaso rek yóbbaale na leen ñu toog ñoom it 872 si kaso mais ñoom it ñoo gore ñu muñ ko muñ gu taaru seen njaboot aussi muñ ko muñ gu taaru ni ko soxna Khalifa Sall muñee ak yaayu Khalifa Sall tey ñooñu tey ñu ànd ak moom ci xeex bi ànd ak Khalifa dafa taxaw ci kaso bi mais Ahmed Khalifa Ababacar Sall tribunal de l'histoire xam nga lii bu weesoo dinañ def jury populaire boo xam ne dinañ dajale constitutionnalistes yi dajale sociologues yi dajale historiens yi parce que il faut que ñu juger waat lii ci histoire parce que Khalifa Ababacar Sall dafa taxaw tribunal ne man Khalifa Sall comme man ngeen bëggoon jot libéré leen ñi ne sama wet yëpp parce que man ngeen soxla woon mais man pare naa ci lii ñu ma wax te du ma mës a dévoiler kilifa diine bu ma faj fii parce que soxna Seynabou Wade nee dafa am doom koo xam ne yaayam dafa génn àdduna mu ñëw indi ay factures yu bari daane dama bëgg a dem tribunal de bu ñuy jugé ndax damaa dégg ñu ne Khalifa lam daan dimbalee nit ñi si lañ ko jàppe te sama yaay toogoon na at woo xam ne dafa sonn waaye 3 ans yi mu wér yëpp Khalifa Sall moo ko faj te damaa jàpp ni li fa tëye Khalifa Sall sama yaay boobu génn àdduna Khalifa bokkoon na ci wax ko président Seynabou Wade donc président Doudou Wade gàddu ay facture am ak ay facture médicale am ñëw taxaw à la barre Mamadou Diop maire de Dakar jóge soox ñëw teguñu ci ay fan yàlla moom ko donc ñëw taxaw en tant que maire ne leen maa yar Khalifa Ababacar Sall Khalifa Ababacar Sall moo nekkoon sama goro Khalifa Ababacar Sall maa ko sama adjoint la woon Khalifa Ababacar Sall mii li ngeen koy tuumaal amul lii ñu koy tuumaal ci kii la ne ci règlement lu fi nekk la moo tax IGE waxul nañu information judiciaire dafa ne na ngeen xoolaat recommandation yi te loolu président daf ci war a dabuwaat baaluwaat askan wi parce que l'ancien premier ministre bi tudd Idrissa Seck bi mu waree témoigner daf ne xaatimoon nañ këyit bàyyi fi pour ñu xoolaat organisation caisse boobu moom moo nekkoon ministre d'État et des collectivités locales moom bi mu nekkee premier ministre moo jël dossier bi teg ko nële donc mbir mi du ci Khalifa Ababacar Sall te li ñu ko toppee bu ñu ko toppee woon daañu jàpp maire Sénégal yëpp wala ñu jàpp ñi dis kiiwu public yëpp wala ña nga xam ne ni ñu nga yore ay fonds yu bari ba ci moom président de la République parce que li organiser fonds am moo organiser fonds bële comme ni ko ville de Dakar wootele donc loolu moo tax ci mbirum Khalifa Ababacar Sall bii doo ci dégg mukk demande de grâce
boo xam ne day dem di laaj président pour mu bàyyi Khalifa Ababacar Sall sañ-sañ bu ñuy dem di laaj président la parce que ñun askan wi nga xam ne bokkuñu parti socialiste bokkuñu parti des valeurs bokkuñu aussi ci Khalifa si ñun ñooy laaj suñu sañ-sañ président de la République pour mu réparer tooñ gi. d'accord tey nag xam naa ne spécial Khalifa Ababacar Sall la Guy Marius Sagna ak Adama Gaye nan nga gisee seen jàpp bi temps bi dafa jeex. waaw non Guy Marius Sagna moom li ñu wax xam nga dafa bokk ci front bi parce que Guy Marius Sagna moo ñu waxoon na ñëpp jël pétition bi ñu signé ko xaatim ko parce que ñu ngi en sursis parce que comme dañu jël Khalifa Ababacar Sall jatan ko tooñ ko teg ko sur place bu nu góorgóorluwul dinañ ko defaat keneen far yàlla mbir mi yegg si moom donc ñu jël ko en pleine Coupe d'Afrique moment wu cohésion nationale ak solidarité nationale téye ko Adama Gaye liberté d'expression dañu gisoon le président de la République Macky Sall ñu saaga sa turandoo sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne tey fi may wax ak yow nii Makkatal Mukarrama dama gis ñuy tawaaf def délégation seen tawaaf di wër Kaaba gi di ko raay di ñaanal Khalifa Ababacar Sall di ñu woo téléphone di ñu wax ni fii ñu toog de ñu ngi wàccee kaamil foofu di continuer pétition bi tey ba ñu tooñee Seydina Mohamed saaga ko muy jullit moom dafa ànd ak tubaab yi ne liberté d'expression la fële bitim réew moom Macky Sall ànd ak ñoom Maroc ba mu demee dama dégg ñu ne Maroc dafa yegg gis ni dañu xaw a bind ay tuuma ci suñu yonante bi ñu jëlaat avion dem moom daf ci ànd ak yeneen président africain yi di jooy ci liberté d'expression la ko tegoon donc loolu ne serait-ce que loolu rek war na mën a tax askan wi ne ko na bàyyi Guy Marius Sagna parce que Guy Marius Sagna li mu wax aayul de daf ne 50 ans yi ñu fi am bu ñu tabaxoon ay hôpital yu baax kon tey du ñu déplacé wu yenn kilifa yi nga xam yëpp fële la ñu génnee àdduna ñoom kilifa nguur yooyu tey ba ci juge Demba Kandji wane nañ ko ci benn vidéo muy wane ni fii de seen plateau médical moo gën procureur communiqué bi mujjee génn ci liñ tuumal gi itam bokk na ci ay affaire waxub attentat France nga koy préparé Sénégal waaw mais xam nga France procureur moo ko wax waaw xam nga procureur moom dafa tolloon ci jamono boo xam ne diggante dossier Khalifa Ababacar Sall bi dañ ci gis mu yéey ci benn rôle boo xam ni parce que procureur moo gënoon yàkkamti sax ñi xam nga procureur askan wi la fi nekkal mais benn moment dossier bi procureur dafa mujjoon nekk permanent wu APR dafa mujjoon nekk permanent donc au lieu procureur dafa mujjoon nekk permanent wu parti républicain yi foofu parce que dafa jël dossier bi daal ne kii de lii mu def nii nangam donc dossier boobu noonu daf ci wane boppam wan nañu boppam ñun procureur waaw ñun moom tooñatuñu moom parce que benn moment wan nañu ni yéen askan wi toogalatuma leen fi ñee laa fi tooga parce que bi waa ji jógee daal di ne julli ne dañoo laal sama rakk dem ca palais ba daal ne Macky Sall sama doomu baay Khalifa Sall sama doomu baay la waaye dafa mënoon na sax lapsus mënoon na utiliser sama doomu ndey la parce que doomu ndeyam bañ ko laalee daf ne sama rakk la ñu laal donc bi ñu laalee rakkam procureur xam nga lan la ñu wax danañu kaay leen témoigner te Khalifa Sall bañ ko laalee dañ ne ko yow juge Samba Sall dana ko demal toog fee mandat de dépôt sa avocat moom du dugg fii témoigner donc lépp def nañ la député dañ koy dindi CEDEAO wax na ñun dañ koy salfaañi donc 1 an li ñu mettre Mame Adama Gueye wax ñu enclassé benn procédure boo xam ne am na yoo xam ne def na 3 ans Cour suprême donc def ko seen calendrier procureur boobu nag dañuy wax rek comme moment bi ñu toll ni suñu waajur daf ñu yàpp nañu bul wax lu ëpp bul wax lu ñaaw bul wax kenn ndax période bi ñu jëm dañuy wax ni moom wàccoo na ak ñun parce que wan nañu fa mu féete wan nañu mission bi